mbokki salaamaaleykum dal leen ak jàmm sur www.igfm.sn tey ñu am mbégte dalal ay artistes yu mag ku ci mel ne Goudiaby Tafa ak Mademoiselle Seck donc tey ñu indil leen ko ambiance dinañ waxtaan ak yéen ci départ yi nga xamante ni moo am ci Idole dinañ waxtaan ak yéen aussi ci polémique bi nga xamante ni moo am ci série bi buzz bi nga xamante ni rek moo tourné autour de la série donc ñuy kontaan ci dalal bi di leen wax ngeen nuyoog internet yi leen di seetaan. waaw Mame Fatou ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la dalal jàmm di nuyu ñëpp ñuy seetaan igfm.sn ok di nuyu ñooy igfm.sn ok di léegi yow lan mooy sa problème igfm.com .sn ku fi wax comme intellectuel bu mag bu mel ni man. da nga doon njëkk a jël kàddu da nga koy jox moom mu wax ubbi salaamaaleykum mbokki waa igfm.sn dégg nga ni ko koy waxee mu neexee. yow ci kàddu jaagatu ka fekk. animé woon la ndax dinaa ko mën. salaamaaleykum mbokki igfm.sn. Mame Fatou tamit. moo ma jaaxal yow daal tàngal xel li jëri jox ñu naan nga mën joxal ma Seck mu essayé ba xam moom. wuy ma kii nii article bu mu mus a bind maa ko dicté. kii di journaliste bu mag. dafa leer loolu moom dama ci ànd ak lu mu bind yow loo bind dafa ko coaché dafa bëgg lu nooy de kii Goudiaby. xam nga lan. di ko jay naan ko Tafa di déglu ay xelam muy wax lu ne kii li muy wax dara ci baax kii lu dul nettali mënu ko. dégg naa ay foot rek ngay def. kooka la. te moom. moom may corriger xam naa. moo lay jox li ngay bind. voilà ni ngeen di def ba rédaction bi mu yaakaar ne moom fu mu toll nii war na mën a nekk sax chef bi. yow loo yaakaar saison bi maa ngi jaay dafa ma bëgg a jël ma nekk ma gérer sport bi. non yow ku ci yow dañ lay changer. dañ lay changer parce que déjà yow li ngay tukki dafa bari. te soo moytu sax dañ lay dàq. dafa toogul dañ ko yebal mission muy dem foofu di baana noonu lay def man am na ñu la gis. xam nga dafa dogal. café Lamp Fall nga nekk ca Paris 18e. fa la gars yi di seen dégg naa ngay baana monsieur. da nga soxal gaal. waaw léegi voyage bi muy yóbbu reportage bi muy yóbbu ay Europe ñoom ñu nekk taxaw. mais moom bu saakee war nañ ko war a mën a yóbbu sax wala kay dem sax ñu boole laa ko xam nga. musul voyage ma nekk xale ñu ma yóbbu ay reportage fu ne day maa waaj dem reportage États-Unis. ah kan moo la yebal nga seetaan lool. waaw léegi yooyu moo la métti. Goudiaby kan moo la envoyé foofu. man may jàng boobu dafa am yow may ñu jàmm yow xam nga ne journaliste sportif dafa yomb journaliste sportif dafa yomb di lamb ji ba mu ko jabaxam ba ne xaw ma lan dugg na fii affaire lamb rek lay wax nag moom nag football bi sama maîtrisé wu ko de. ay Messi dem na Paris ñëpp xam nañ ko. Ronaldo dem na United. ay Balla Gaye Bombardier ñoo war a bëri. yow liggéey bi ngay liggéey loolu ku ne mën. ok ñu ngi nuyu waa igfm.sn di la ziar yow Mame Fatou di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni actuellement nii dinañ seetaan émission bi voilà di la dalal jàmm. d'accord donc ultime saison comme ni ñu ko waxee ngeen nekk ci cappaandaw gi muy jeex nit yi bëgg leen mu am départ yu bëri ku ne Grand Laye demoon na ku ne Malick demoon na ñu bëggoon xam ndax ñi nga xamante ne ñoo débuté woon ci série bi fin de saison bi ndax ñoom ñëpp dañuy ñëw wala nan lay demee. alhamdulilah kenn musul dem. kenn kay nit ñi demoon nañ. non kenn musul dem. kenn musul dem moom. ah mais Grand Laye man seetaan naa ko mi ngi woon Maroc demoon na. non Malick rayoon ngeen ko ci série bi mu dee mu ressuscité ñu waat. non loo tudde dem. bàyyi. voilà mais moo tax ma ne la kenn musul bàyyi. stand by moom. di nga seetaan saison Idole 1 ba 8 Grand Laye mu ngi si 1 ba 8 Malick mu ngi si ku dem mënoo nekk si 1 ba 8. léegi ñoom dañ nekkoon na stand by dem jouer ji feneen wala. waaw parce que contrat la c'est-à-dire Evenprod dafay jël acteur signé ak yow contrat de 6 mois wala 4 mois wala whatever mais ça ne veut pas dire que ni moo lay moom contrat Idole par 2 saisons la dañuy boole 1 2 comprendre nga. Tandian waxul loolu. waaw bàyyil ma ñëw man maay wax instant tool ni kay li ma lay wax nii kay bu ma ko waxee ba pare kenn du ko dindi. d'accord li ma lay wax ni su ma ko waxee ba pare kenn mënu ko dindi parce que loolu moom mooy dëgg gi ku si nekk da ngay am contrat ak Evenprod mais bu contrat bi jeexee
bu ñuy waaj a dem beneen saison si diggante bi yow libre nga pour def leneen lu la neex d'accord Grand Laye 1 ak 2 tourné na ko 3 4 tourné na ko 5 6 tourné na ko tourné na 7 mu ngi tourné 8 comme ñeneen ak ñeneen ñëpp. amul exception non mënuma bañ a wax problème musul am parce que nit ku nekk ak looy tudde problème xam nga tey bu ñu amee plus de 100 acteurs d'accord si biir 100 acteurs yi mu am ñaar wala ñett yu génn wax xoolal 100 boo si dindee 4 ñaat moo si des. 96. waaw léegi xoolal 96 yi toog waxuñu ñëpp waxuñu de mais ku nekk nag ak nooy analyser problème peut-être. Grand Laye sortie bi mu def mën nañ ko nangul parce que peut-être moom loolu la jàpp et puis loolu la amoon envie def na ko jàll terewul ba léegi contrat am ak Evenprod mu ngi continuer mu ngi tourner Goudia bi mu ngi ni même chose la dañu defoon stand by ñun ñëpp mais waxul dafa toog non maa ngi ñëw dafa la li ma wax dafa leer dama ne Goudia bi bokkoon na si ñi toog waxuñu di xaar. parce que li la bokkoon ci soi-disant problème bi wala nan la demee loolu laa bëgg waaw moom laa lay wax xam nga moom laa la wax ni la boo ko bëggee tudde problème ku nekk ak li ngay jël def ko problème. yow problème bi stand-by la woon contrat bi jeexoon na amoon nañ droit dem tourner feneen. ñun dañuy signer ñaari contrat dañuy signer 7 ak 8 donc yàlla dogal ñu tourner 7 ba pare Covid bi ñëw d'accord loolu bëgguma sax xuus carrément quoi mais pour leeral la rek bi Covid bi ñëwee ñu def stand-by. léegi sa contrat 7 bu jeexee ñu am lu ñu la jox sur 7 8 ñëwagul tourné guñ ko donc par rapport ak Covid bi léegi 8 boobu stand-by boobu moo xaw a jël temps tuuti. mais je veux dire que ci biir stand-by boobu noonu dafay tombé contrat bi jeex wala day fekk ne contrat bi jeexul nga nekk stand-by di jot sa salaire ba léegi di continuer. non du affaire de salaire contrat la da ngay tourné ba pare ñu fay la da ngay commencer. voilà c'est-à-dire contrat bi nu muy demee bokk man contrat bi ma am man en tant que acteur. pour bañ a waxal ñëpp parce que nag lu mën a xew Goudia bi bu duggee ci biir direction bi ñi muy waxal man duma ko fekkee loolu boppam la kii mais man en tant que acteur laay wax mais pas en tant que ku fiy liggéey ci li ma lay bëgg a wax nii man bi ma duggee di wax ak ñoom li ñu wax ak man mooy dañuy am ak yow contrat saison 6 saison 7 ak saison 8 dañ koy boole tourner ko peut-être ci 6 mois wala 1 an wala whatever mais man li leer ba leer mooy parce que man du ma sax lire contrat parce que fii laay liggéey dama d'accord léegi ma tourner ñu jox ma xaalis ma commencé 7 bi jeex ñu def stand-by bon comme li tonton seen wax 8 bi def na stand-by mënuma laaj xaalis 8 bi te liggéeyagu ma ko loolu mooy li nekk après nag yàlla dogal na ma muñ ko parce que raison bi tax ñu taxaw tax na ñëpp taxaw. tax na ñu bëri ñàkk seen liggéey muy Covid bi kenn xamul nooy def ak moom léegi yàlla dogal na ñu toog muñ ko après 8 bi ñëwaat ñu ngi nekk di ko liggéey équipe compalaat nañ ma commencé di dóor 8 bi. tant que yaa ngi sa bopp rek baax non man compalaat nañ ma maa ngi dóor 8 bi moom kay 8 bi xalaatuma ko woon dóor te compaluñu ma moom. d'accord donc kon ñëpp ñëwaat nañu ñoom Tandian mi demoon comme ni nga ko waxee stand-by Grand Laye ñëpp ñëwaat nañ tourner ci série bi et puis affaire bi neex. saison 8 bu Idole incha allah bu génnee di nga gis acteurs yëpp amul kenn kuy manqué loolu rek laa la mën a wax. lan ngeen ñu ci mën a ñamal peut-être loo xamante ni dinañu laisser Goudia bi bros na la ko sànq ultime saison lan la wax. ay cëppaandaw ji la. lu ñu ci mën a xaar. oh. baal mu bañ la ci wax dara. nga bëgg a may dara. déet ceebu jën bu neexee taatu bool baa tax. mais ruus bi tamit boo leen ci mayee xaw a xiifal. yow xam nga li ci taatu bool fa la lépp tase ñeex baag daqaar jàkk yi xar bopp yi yooyu fa lay tase kon xam nga taatu bool moo neex mu caat maa ngi nii li mooy taatu bool bi dara ëpp la def. d'accord donc 8e saison bi mi ngi ñëw. ñu xaar acteurs yëpp et tout ça. mu ngi ñëw si mois bi ñuy dugg ni septembre. lan lay def nii waa Wido ñooy seetaan wala ñëppay seetaan. waaw comme d'habitude Wido mooy commencé mais du yàgg bi yoon Wido bi commencé ay 4 5. Wido bi munoo leen ñoo ñamal mu neex gi léegi ñi nga xamante ne mënuñu jënd connexion nag amuñu. man damay xaar bañ teg ci télé yi may seetaan léegi man damay retard yu bari mënutuma ko expliquer. télévision mais YouTube bi nag
en tout cas li leer ba leer mooy dina daw vidéo téléphone bi la. li leer ba leer mooy dina daw vidéo. su ma amee benn 300 mo. est-ce que mën naa seetaan série bu mu neex. bu la ko jaralee doo ko seetaan. waa léegi kay bàyyi ma ñëw ma dimbal la yaa ngi dégg dina daw vidéo pour ñu mën a dem vidéo sama classe nga xamante ne mënuñu xaar. ñi mënul dem te mënuñu xaar. si laay ñëw billaay di nga seetaan di nga seetaan de dina daw vidéo pour ñi nga xamante ni mënuñu xaar ñoom dañuy dem vidéo seetaan fay ñaar fukk seetaan épisode wala ñu fay une semaine 500 francs xam loolu méttiwul après ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw YouTube ñooñu dinañ seetaan waa YouTube sama gars yi sama boo yëpp ñoom YouTube la ñuy seetaanee ñii vidéo ñu YouTube léegi nag sa classe geeg ñoom sama benn maam bu ñuy wax yaa faat sëy sama benn sama classe sa maam lañ bokk. waaw yaa faat sëy ñoom télé bi lañ koy seetaan dina ñëw si télé bi incha allah. mais dañuy jël suñu temps daal xaar ba ñëpp seetaan ba nettali ñu ko wala ñu dugg ci TikTok bi di ci ñam. bu ñuy seetaan sax xalaat ne dañ koo seetaanoo te jotaguñ ko seetaan. te doo dem doo fay dem fay ñaar fukk seetaan sax buzz toole amul problème. Idola mais garaawul en tout cas xaw ma buzz nañ xaw ma buzzatuñu daal mais li leer mooy gars yi neen lu fi waaye defit lay doon de. gars yi ko waxuma ko de waaw lu gars yi neen lu fi waaye defit lay doon de. waaw fi mu boo seetaan gis ca Idole. relation ngeen amandoo Idole et tout ça parce que 6 ans quand même temps bi ngeen di passé yéen sax doo leen ko passé avec seen famille et tout ça. ma doon xaar rek nga téyewaat micro bi bañ ma ko jox. dafa ko pël de. donc yaa ko doon faral sànq di ko may muy kondi la di mais dafa am may fatt fi ma toog jaay intellectuel di argumenté. yaa moom xew mi rek nga foog ne da ngaa war a baax. di aaral dafa mën aaral nag. kon gis nga loolu. attention. jaay café rek mu bëgg moom. non moi jaay ma café kese. bu nekkoon jur bi fuñ jëm. moo ma yem. non am na leneen te léegi day laaj bureau de. yooyu sax du ma ci sori. looy doyee bureau yow. Kowe café dafa soxla bureau. noppi naa. saison 8 bi ah. Mbaolu finalement sa stage lay doon dañ koy jël stagiaire. xaar leen ma génn parce que ni ma commencé nii loolu mun ma ko digérer xaar leen à tout moment. Malick sonal na la mais est-ce que du sa jabar yàq sa àddina xale bi. non grave. je pense que sa jabar bi est-ce que talati nga liggéey moom day bëgg ngay toog yar biir lekk te du nelaw. waaw mais man guerrier laa quoi xam nga man gaynde laa et puis ma West Info maay capitaine bi. waaw loolu de am na loolu yàlla dogal na ko. capitaine. kuy capitaine bi. capitaine ñun la warul nga wat. mais sport baay bomb. non madame moo ma waaw surtout loolu yow déjà yow liggéey kese bu ñu la si naree watul doo bàyyi def leneen wala nga jëlaat vol dellu fi nga jóge woon. xam nga kii. non nooy booy nga non nooy booy nga nooy booy nga. arrangement la tonton Sène moo indi jaayam indi ko fi jox ko sport bi mais dinaa ko nangu de. saison 8 bi moom. kii moom bëgg a jaxaseeg Sénégalais yi bëgg a may Malick buzz naan Malick moom watuloo te man soxna si moom ma watuloo. déedéet d'accord woon. soxna si ma watuloo te. en tout cas xam nga gars yi. comme bu ñëwaatee ci question bi mooy li ma la wax sànq rek ci interview bi dafa nekk ay relation boo xamante ni dafa naturel mooy li ma lay wax mooy sama première séquence ak Tapha rek dafa marqué bi ñu nee prip bi ñu démarré rek gars yi caméraman yeeg ñëpp a njëkk a tas gars yi xaaxataay xam nga te boobu man ci sama xel boo nekkee artiste. ñu boole laa koy door a gis jàpp boobu la ñuy door a gisante parce que man damay dox si mbedd mi ñun ni ma yàgg Tapha xanaa da ngeen foowandoo wala da ngeen xamante bu yàgg wala seeg man ne leen non plateau la ñu xamante mais yàlla moo def complicité bi ñoom ñu am benn dégg-dégg bu nekk ci ñoom quoi te xam nga jouer dama daan dégg benn paa bu daan wax naan jouer comme football jàpp joxe la xam nga donc ñoom ñoo dégg ba nga xamante ni comme ni ma la wax sànq bu ñu jouer soxlawuñu sax scénario wóor na yàlla nii boo newoon action boo génnee léegi ñu wàccee ko en dehors dem na tamit ba mënatuñu sérieux fu ñu dajee wala fu ñu nekk ñu ñett rek taf gu sekk day ñëw doo ci mën dara pour ñu wax bu damay ñëw sax par saa indi lu sérieux quoi ñëw bu ko wax ñu fatt ma ba ma dem quoi. xam nga ma mujj ko gedd dem mais ñu nekk ay nit yoo xamante ni nit yu baax la ñu xam nga Tapha sama booy la moom. waaw sama. loolu la yàlla dogal. lii la yàlla dogal. waaw magum la nag. ancienne combattante joué nag def nag ba pare li may gën a marqué mooy sunu séquence li muy yàqu sax moo ëpp li billaahi boo fekkee suñu tournage sax moo dàq li gars yi di wane.
wallaay parce que affaire bi moo nekk loo xam ni te dañ koy play naturel quoi. voilà Pathé moo ko yàq. waaw. suñu caméraman bi grand Pathé infidèle. yàq suñu séquence bi moo koy yàq quoi. oui xam nga tey comme ma doole tuuti si léegi si sa question bi par rapport ak complicité bi xam nga tey trio la boo xamante ni du luñ programmé quoi lu ñëw la naturellement mais aussi tamit ñoom foog ñu wax la ne maa leen doon formé waale en même temps parce que non mais dëgg la. yow ñaata yoon lañ ni bu ñu waxee li commencement bi nii lay demee tak tak ñu ñëw seen kenn fu ko nekk. non voilà wax leen rek ba ngeen ko bëgg a jox xam nga lu yokkaale ci biir ne génne ko ci penc man seen jikko neex ma. kan moo fi def kii. kan moo def loolu. c'est que man xam nga yàlla dafa def ay mécanique yi man bëgguma ci jaar action ma dóor ko mais. waaw mais mécanique da nga koy jox kuy nekk di mbapat. arrêté. mu ñëw réer. waaw boobu day fekk nag waaw. non c'est que c'est merci waaw. ma fa yaa ngi seetaan tëdd yaa ngi may gis ak ñeneen waaye yow tamit mais ma faama yow bëgg naa la de yow dëkkate yow. et puis sànq dégg naa mu naan Aïssatou ak Seck Sanaré benn la jëw nettali bëgg kaa ràcc loolu mooy àddunaam dëgg la mais dëgg la. maa duma dem sax ngeen kaama. booy teg sa tànk fi Mame Fatou mi dafa bëri lu may d'accord donc ñu daal di donc ñu tëj rek ngeen wax ak fans yi ngeen xamante ne namoon nañ leen sax lay wax yéen a ngi ñëw donc lan lañ mën a xaaree tout. ok avant ñu tëj dama bëggoon wax benn affaire bu ndaw rek parce que sànq posé nga ko Goudiaby mu xaw si brosse tuuti mais yaakaar naa ne man maa gën a mieux placé pour wax si quoi parce que mooy partie bi Goudiaby di lay wax que ni actuellement nii production Sénégal lan la nekk di drainer si monde quoi ñi si nekk di liggéey man mën naa la ko leeral parce que man maa ngi Evenprod di fi liggéeyee et que xam naa naka lay demee en fait c'est-à-dire en dehors acteurs yi parce que boo xoolee Idole Mœurs Infidèle Wat Gaal Bour Gaal ainsi de suite boo ko boolee dafay ëpp 500 acteurs di dem d'accord te ku si nekk am nga contrat boo xamante ni dox na sa diggante ak Evenprod te fay nañ la ko te ay millions yu bëri la d'accord beneen bi ci des mooy jour de tournage yi comprendre nga xëy ndekki añ reer transport yi journée wu tournage kenn mënu la wax nu muy toll c'est-à-dire pour wax ne le métier la boo xamante ne xaalis bu bëri léegi sans compter ak ñi nekk ci ginnaaw mooy équipe technique bi mooy production yëpp équipe technique bi ku si dina mat ay 15 personnes di dem sans compter ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci leneen ak leneen comptable yi leneen ak leneen rek maanaam non moom laa la bëgg a wax c'est une manière de te dire que ni ñi siy liggéey dafa bari boo xamante ni te ku si nekk même bu dee 1000 francs yaa ngi koy am di ko yóbbu sa kër mais dafa mel ni tey dafa am ñu taxaw Sénégal sérieusement bëgg écraser loolu en fait et que c'est pas normal parce que Sénégal dëkk la boo xamante ni malheureusement dama koy wax chaque jour wax naa ko waxati ko luy dox dafa mel ni dafa am ñu muy déranger sérieusement parler parce que boo xoolee làmb ji malheureusement pour mbër yi si ñi nga xamante ni jotuñu si am dara jotuñu si sentir seen bopp tey làmb ji mu ngi si yoonu yaaxu te billaay buñ ko seetaanee yaaxule parce que xam nga lu tax dafa am ñu ko banaliser en fait commencé di def ay sorties wuy suñu làmb ji dafa nar a yàq suñu doom yi dafa nar a lii dafa nar a laa commencé di indi ay commentaires yu négatifs yoo xamante ni parce que Sénégal masse bu ñi ëpp dañu mën a dem ci mariirandoo dañu neex a yóbbaale. te li ma ci gën a metti ñiy critiquer ñooy seetaan xam li ne ci biir ba pare la ca xew doog a wax. te comprendre ñu si bëri dañu neex a ñu si bëri dañu neex a yóbbaale dafa am partie boo xamante ni luñ gis ci internet bi pour ñoom loolu la te ki ñuy njëkk a déglu nga argumenté pour ñoom li kooku wax moom mooy dëgg. da ngay seetaan benn film concentré aussi benn waaye jóge fële ni film bi day yàq nangam ak nangam ki doon seetaan mooy def commentaire ni dëgg la day yàq. est-ce que ñu ngi dëgg voilà léegi ma bëgg rek man
waxuma pour ñiy wax pour yaax mais acteurs yi laay wax lay ñaaxaat parce que nit boo nekkee ci benn mbir bul nangu ñu yaaxal la ko bul nangu ñu koy ŋaañi nga ciy ànd parce que dama gis bi fi ab coowu infidèle bi jógee ma gis ñu ci wax pour influencer pour yàq pour yóbbu nit ñi ci beneen sens alors que ndeysaan boo seetaanee épisode boobu ci même épisode bi walla avant épisode boobu wane nañ ci benn ustaas buy expliquer buy jàngale ñaari jigéen yu bokk benn góor buñ bëggandoo kenn xoolu ko parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg wane ni métier bi ñuy def ñun baaxuñu li leen intéressé mooy ñu génnee li nga xamante ni bu ko nit gisee mën na heurter ñu ne ñii lii la ñuy liggéey ma joxe benn année am na benn booy bu def benn son bu mel noonu ba mu te ni Murid Tijaan la def. ki bëgg yaa xam nga lu mu def. dafa dem jëli parti bi nga xamante ni moo gën a sensible mooy parti wu Murid ci mu génne ko. non ku nekk sax damay ne da nga jël lu la si intéressé. parce que moom dafa way Tijaan way Murid. ba pare boole ñëpp ñu. léegi nag ki génne parti boobu dafa bëggoon caxase kooku ak nit yi. c'est-à-dire noonu la demee pour ki nga xamante ni ñoom ñoo génne parti wu infidèle boobu dem ba vidéo fay sa xaalis seetaan ko fa déjà da nga ñu tooñ parce que amoo droit génne ko foofu comprendre nga génne ko ba pare bëgg influencer ñëpp mais li ma si gën a xari mooy acteurs yi si ànd ak ñoom acteurs yooyu di ànd ak ñooñu di wax noonu. ñoom ñu ngi ànd ak ñi nar a yàq ñoom li ñuy liggéey si gis naa ay acteurs yu def ay sorties yu bëri di ànd ak ñooñu donc pour bañ a citer benn tour mais ñooñu noonu nañu xam ni ñooñu di wax loolu ñun lañu nar a yàqal. non Goudia bi dina ñam non Goudia bi dina ñam. dañuy tëj de émission bi jeex na nag. man tëjuma de uyu ma Goudia bi dina ñam mais man tëjuma man daal li ma bëgg a wax foofu rek mooy ñi nekk ci métier bi. nañu gën a jàppante gën a fonkante te xam ne suñu métier la ñun ñoo ko moom muy acteur muy producteur muy képp ku si yëngu ñu jéem ko protéger ñu suudeewu ñu xam ni bu ñu nangu kenn yaaxal ñu ko d'accord léegi. joxal. leen aussi bëggoon naa ko si ajouter lu may seetlu la daf ci am ci acteurs yi du ma ni ancien du ma ni ñi def école des arts du ma mais da ci am ñoo xam ni comme li nga wax léegi nii foofu laay rejoindre parce que. ci benn léeg-léeg nga gis kuy critiquer parce que lan ki muy critiquer deful art wala jàngul art wala jaarul ci école des arts wala mbappatul bu baax ci cinéma ñoo wax du ma leen kii nag parce que dañ naan da ngay dégg parfois baat yoo xam ne dama koy dégg art dañ koy jàng c'est vrai dañ koy jàng mais tamit doomu dafa am fii bëri na fi ñoo xamante ne nii yàlla da leen may don ci milieu bu ñu mu mënti doon yàlla da leen koy may. dañuy ñëw rek dugg ci gën a xarañ ki nga xam ne da koo jàngoon lu yàgg dañ koy nangu loolu am na acteurs yoo xam ne noonu la ñu mel am na producteurs yoo xam ne noonu la ñu mel yàlla mooy maye mais ci biir may boobu nag mais kenn xamul da ngay gëstu mais bul toog rek parce que kii deful art jaarul école des arts amul diplôme bi wala amul kii bi que kii ñi mënuñu dañuy yàq milieu bi déedéet da nga fiy gis ñu bees xale yoo xamante ne nii mësuñu ko jàng mësuñu ko def gën a garaaw ki nga xam ne da koo jàng. gën a graaw ki nga xam ne da koo defoon mu nekkoon formation am na fi ci wàllu secteur boo gis kon nañu nangu loolu bu ñu wax ne kii deful école des arts wala kii jàngul art rek mënul art wala man dama ko mappat lu yàgg donc ñii duñu ay acteur quoi dañuy dañuy yàq milieu bi déedéet donc dafa am talent dafay nekk ci nit dañ ko nangul nit ci biir talent boobu nag yow yaay muus exploité loolu pare nag dolli ci nag jàng parce que jàng du wees. waaw mbappatuñu waaw mais boo mënee loolu mbappat yi nag doon day. nga bëgg a def di kaas ay non c'est amu leen talent bon man ci li may revenir mooy damay wax toujours ne comme mooy li ma la wax sànq nee naa la c'est que day am loo xamante ni du jaar sax médiatiser mooy comme cinéma ak critique ñoo ànd su ngeen nekkee ay kilifa bokk ci ñoo xamante ni da ngeen ngànk réew mi wala dara am fu ngeen taxawee su ngeen gisee dara pour man balaa muy génn sax war ngeen ci mën a dox ay jéego yu rafet dem seeti ña ko def ba xam ndax dañ leen ubbil bunt wala duñ leen ubbil bunt ngeen toog waxtaan ak ñoom parce que cinéma dañ lay wax ak même acteur critique ñoo ànd. même yow dañ lay ne la acteur bi lay gën a avancé mooy bi gën a accepté critique. donc bu la nit ki ubbi lay buntam ngeen waxtaan ngeen ni mais dama la wax sànq ne la Sénégal moo nekk dëkk boo xam ne kilifa yi ñu ŋànk majeure partie dañoo bëgg buzz te dëkk bi nga xamante ni ñëpp a bëgg buzz dëkk boobu moom day xaw a
day xaw a doy waar daal parce que da ngay gis loo xamante ni mun nañ ko régler ci professionnel mooy mu ñëw seeti maam Fatou ne la maam Fatou kat lii bu ngeen ko defee woon nii ak nii yokku xelam bu yokku xelam mais déedéet il faut nga woo site yi ñu ñëw nga bëggaale buzz wax parce que gis nga ñu fi ñuy def démarche di dem seeti ay affaires yu gën a ñàkk fayda yooyu xam nga kon après si ngay am njàngat xam ni ñii buzz rek la ñuy wër. yaa ngi dégg du ma yaatal nag quoi xam nga xam nañ ñu ndaw. waaw mais nag lenn moom d'accord ma ko ak yéen nag nit ñi kenn mënu leen tënk. ku ne ak sa xel. non c'est que yow nit ki gisee mënoo ko tënk ci loolu. waaw mais mooy loolu. ñun ñëpp bokkuñu fu ñu jógee. kii ci la micro ba. xamul dara dafa xamul dara xamul dara. loolu man loolu. yow foo jaar yoon la waxal la ne. man du problème parce que xam nga tax ñun idole bi ñu nekk nii mais ku ci nekk ak sa xel ku ci nekk di ngay gisee. li ngeen wax sànq break bi amoon mais ku ci nekk am nga noo ko dundee am na ñuy wax ci penc ma am ñuy wax ci biir nekk am ñuy wax ci biir kër dama koy wax les choses telles qu'elles sont ñaxtu bi am na mais da ko am ñoo xam dañ ko def ak diplomatie wala toog ñaxtu ko fañ ko war a ñaxtoo am ñu ko yóbbu ca biir penc ma te waxtaanu biir kër waru àgg ci penc am déet foofu laay waxee mais mënuñoo nag tënk nit ci seen i gis-gis non parce que Tapha la mu sentir yëg ko xëy na amul maîtrise téye ko bu bëggee mu neex xëy da koy génn su bëggee mu faju xëy da koy génn sekk xëy na moom li mu yëg day dem ba ca kam ko war a waxal wax koog moom da ngeen may bàyyi ma développé de waaw kon am leen non bàyyi bon tëjal moo jeex. waxalal yéen journaliste bi leen invité sax mayu leen ko temps. ay waaw man loolu moom dafa soog ci seen damaa mujjee da ngeen ko mujj réeral. tëjal man damaa mujjee sax nekk di joué. mbokk yeeg téléspectateurs yi doon seetaan ñu ngi leen di tàgg ba mbaal ma tëjal. tëjal ma tëjal la. tey Tapha muy tëj émission. li mu wax a bëri sax neexoon na ba tëjal émission bi yow bàyyi ko mu tëj tëjal. fu ne ñu bëgg fay jël nañ moom lépp nag. dama am stagiaire comme yow lépp stagiaire ngay stagiaire guddi sama tëjal. mais kon tëjal. amul micro quoi. ah oui moo tax tey dama si bëgg profité quoi. tëjal. en tout cas ñu ngi. waxaat ma nangu ko tëjal. non en tout cas pour kii waat pour résumer vraiment ñu ngi kontaan si ñëw bi nga ñëw seet si ñu vraiment di wax nit ñi nañ ñu xaar ak saison 8 bi incha allah si mois de septembre bi ñuy dugg nii dina daw vidéo dina daw YouTube dina daw si télé yi aussi donc voilà quoi ne ko nit ñi xaar xam nga waaw comme que mooy cëppaandaw ji incha allah bëri na ay surprise beneen information bi may joxe aussi mooy saison 1 ba 7 dañ ko def ay épisodes compilé ko maanaam saison 1 dañ ko compilé def ko benn épisode saison 2 noonu ba saison 7 dinañ ko jox gars yi ñu seetaan ko si YouTube yi pour ñu mën a ñëwaat quoi comme que temps bi yàgg na pour xamante ni parce que bu dee daan nga seetaan bu ñu la defalee loolu automatiquement di nga mën a ñëwaat pour saison 8 bu ñëwee nga mën ko jeexal si voilà si kii quoi pour comprendre carrément histoire yi noonu la demee ayca. d'accord internet IGFM ñoo ngi leen di jaajëfal ñu ngi nekkoon nag ñii man damaa mujjee sax réer donc comme ni ñu ko waxee lu xew ci biir penc lay des donc ñi doon seetaan ñii di wax information yëpp que problème dafa am ñii dañoo dem ñoom nag li ñu expliqué mooy stand by la woon ku nekk nga dem wëyal ci li nga xamante ni loolu ngay dem defi corona bi nag ñëpp la tënkoon ñoom nag mun ñu daal di impacté ku nekk dem waxee à des occupations bi nga xamee ne nag ñu ngi def seen ultime saison ñoom ñëpp ñu daal di ñoom dajawaat mu nekk loo xamante ni ambiance bu nekk na lool parce que avant bu bi leen dox ni rek moom cette année xam ne saison bi mu ngi ñëw Evenprod fi mu nekkoon dugg fa di leen préparé lu doy